HCCT gis nga wolof Njaay dafa naan góor ca wax ja góor ca wax ja te ku xam intercoalition bi xam ni lu nu wax rek da nga koy jëfe mënuñu tey jii nii sénégalais yi nekk ci guute inondation bi mel ne tulle ak male ci biir réew mi ku nekk ci metti di nga xam ni kenn xamul nu mu tey ñu ciy profité di leen masawu coono ci metti yooyu ku nekk gis dund gi ni mu chéré ni Sénégal yi di souffrir guddi ak bëccëg pour mën a assurer le minimum ñu naan ñoo ngi dugg ci institution bi nga xam ni leer nañu ni amul benn njariñ ci askan bi fii ku fi mën a wax lan mooy liggéeyu HCCT ku fi mën a wax lan lañu mën a retenir ci seen bilan ci biir Sénégal amul à part salaire bi ñuy jot 4x4 yi ñu leen di jox jëlee ko ci budget wu état muy ay milliards yu bare yi nga xam ni mën nañ ko jël yóbbu ko foofu ñun nag nekkuñu ci caaxaan boobu intercoalition bi nekkul ci caaxaan boobu wax nañ leen lu leer ñu leen koy répété waat population sénégalaise bu ñu yóbbee intercoalition bi ci bopp réew mi li war ci réforme dañ koy engagé aussitôt te sénégalais yi daanu xam ni seen yitte mooy suñu yitte foo bi dina fi jeex kaf bi dina fi jeex yàq bi dina jeex ci nguur gi ak ci jumtuwaayu état bi pasare bi dina jeex luubal bi dina jeex lu jub rek moo fi am te lu ñu yëkkati rek day doon njariñu sénégalais yi moo tax ginnaaw ñun ñëpp d'accord nañu ci lii baaxul sénégalais yi d'accord ni baaxul intercoalition bi à l'unanimité je répète intercoalition bi à l'unanimité retenir que du participer ci HCCT intercoalition bi à l'unanimité retenir que bu nu yàlla maye ñu installer assemblée nationale bi ñu contrôler assemblée nationale bi daanu dugal proposition de loi pour la suppression pour supprimer HCCT parce que amul njariñ milliards dafay nekk dafa jóge mën na jaar mën na jariñ askan wi ca leneen kon loolu mooy li nga xam ni moom laa bëggoon wax le président Mamadou Lamine mi ngi may demander ma résumer que rapidement en français 2 secondes sur le Conseil constitutionnel parlant des résultats provisoires. di sant bu baax suñu bàyyi président Ablaye Wade di sant aussi tamit waa coalition Yewwi ci turu président Khalifa Sall ni nga xam noonu la ko président Lamine Diallo waxee ñun dañoo bokkoon ci coalition Wallu Sénégal jiite woon liste bi département Mbacké ku ne xam na li fi jaaroon yëpp jëruñu ci waxaat askan wi nga xamante ñoo taxawoon ba li ñu xamante ni moom la Macky Sall bëggoon sottiwul ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal kilifay diine yëpp rawatina nag waa Touba di jaajëfal coalition yi ñoom ñëpp jàpp nañ ci ba li nga xam ñoom moom lañ bëggoon ngir empêcher ma bañ a participer ci élection yi pour ñu mën a sàcc Touba defuñu ko ba bi ñu génnee dañ leen di humilier au niveau de Touba. élection Touba nag ñu bari chiffre nañ ko Touba 606 bureau de vote la yëpp dañ ko gagné Macky Sall Mbacké 77 bureau de vote la yëpp dañ ko gagné Macky Sall musul am ci histoire politique au Sénégal humiliation mel nii ci Touba ak Mbacké kon population bu Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen xam ne foofu ñu teg seen tànk foofu la malgré que jafe-jafe yi am yëpp ci élection yi ndax ni ko dëcc waxee Touba ba samedi tuuni mi fii si ministre de l'Intérieur tuuni mi nekk foofu yebaloon na benn xale mu ànd ak benn candidat si département bi ñëw ci suñu nit koo xamante ni moo yore suñu charte de sélection propose fukki millions pour mu jox ko téeméeri PV ci otoom 10 millions la yëkkate ko si kaw otoom ni ko jox ma rek fukki PV dimanche téeméeri PV
te jël fukki millions yi kooku am ak mat kooku am ngëm-ngëm kooku gëm li nga xamante ni mooy suñu projet bi na am ñu ko ba ma doon jox milliard du tax ma jox la PV yi kon il faut que ñu jaajëfal ñooñu monsieur Lamine na ngeen xam ne ay gor lañ àndaloon Touba te ñooñu gor ñu mat sëkk lan ban Aliou yi nga xamante moo am lii nii ñun ko àndaloon ñëpp ñu ngi leen jaajëfal. beneen bi comme ni ko Lamine waxee ku ne xam na ni bi nga xam ñun ñu ngi dem campagne dafa am lu ñu waxante woon ak askan bi mooy lépp loo xam ni du bëgg-bëgg askan wi du ngeen ñu ci gis yàlla dogal ñu dem seeti askan wi jox ñu majorité mooy 83 députés opposition laa wax ñuy opposition xañ Macky Sall majorité ndax Macky Sall nee na 82 la am waaye ni mu doon bëgg a def Touba comme sa tuwul xaw ma fayeen fu mu ko def mais li am solo rek mooy fexe na ba tappale ba ni am na 82 députés mais tey 83 députés yi nga xam opposition am nañ ko tey mooy majorité kon Macky Sall amul majorité Sénégal loolu moo tax askan woowu xamal nañu dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ni bëgg nañ ngeen dañuy waxal moo tax bi ñu gisee mbënn mi am askan wi sonn ñu gis am ay nit yu ci faatu ñuy jaali seen i mbokk ñu ne ñun suñu ngor mayuñu ñuy participer ci ay élections yoo xam ni dafay coûter bi nga xam ne mooy 8 milliards 550 millions da koy coûter Sénégal élection au conseil bi. boo jëlee beneen chambre bi nga xam ne mooy conseil économique social bi Idriss Seck nekk dafay coûter 7 milliards 400 et quelques ñoom ñaari boo leen boolee mu nekk 16 milliards 91 millions 40 mille 284 francs moom la ñaar yooyu di boole. ay député am ñoo ko wote Assemblée nationale Déthié wax na ko nee na bu fekkente yàlla dogal dem nañ Assemblée nationale te ñi nga xamante ni mooy ñeneen suñu yeneen collègues yi nga xamante ni fal na neen muy ay député ñu leen di tàllal loxo di leen woo parce que procès askan wi kenn waru ko trahir parce que bu fekkonte ni dañoo dem ànd ak Macky Sall du ñu am li ñu am comme askan wi si bopp moo taxaw ñu am li ñu am ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw raasi wu ànd ak ñun ngir intérêt peuple bi ngir que li nga xam mooy loi yu bon yi ak li nga xam mooy soxla askan wi ñu mën ko jàllale. kon du ñu participer ci li nga xamante mooy élection yi waaye dañu si dolli ñi danañ dugal incha allah bu ñu yàlla defee ñu dem assemblée nationale comme ni nga ko waxee loi boo xam ni dafay supprimer li nga xamante ne mooy ñaari chambre yooyu parce que amul askan wi njariñ te xaalis boobu noonu mën nañu ko dugal ko si dundu gu seer gi pour mu wàññi ko dugal ko si li saafara mbënd mi malgré que def nañ 766 milliards yoo xamante ni def nañ ko te kenn xamul fi xaalis boobu jaar kon yéen askanu Sénégal du ngeen ñu gën a gore pare nañu ñu ñëpp pour kenn ku nekk nga xool li nga xam mooy intérêt peuple bi nga di ko wax di ko def ba ci pencum ndaw réew mi ñu xam ne majorité bi ñoo ko yore mën nañu samp assemblée nationale loi yi bon ñu mën ko jëndi li nga xamante ne mooy au conseil bii nga xam moom la war a wote même buñ ko wotee bu jàllee bu bis sam ñëwee assemblée nationale ñun député yi mën nañu bañ a wat ci bis boobu noonu te bu ñu wote bis bi au conseil bi du dox kon jàpp naa loolu ba tey beneen anam la boo xamante ni ñëpp laa si tàllal loxo muy opposition bi ndax xaalis bi koy doxal mu war a nekk maanaam 8 milliards 500 bu fekkente ni indi nañ ko assemblée nationale muy bis 2023 bi yaakaar naa bu ñu ko wotewul ñu am majorité bis boobu du jàll assemblée kon yaakaar naa loolu tamit beneen anam la boo xamante ni au lieu que nga nekk di dugal ay loi peut-être que muy xaw a yeex mais mën nañu bloquer budget boobu budget bi du mën a jàll ndax askan wi si boppam moo ñu gënal suñu bopp askan wi si boppam moom moo ñu wax ni lii nga xam ne moom lañ bëgg a def ànduñu si d'accorduñ si kon askan woowu nag mënul leen a trahir kon loolu rek mooy li nga xamante ni moom lañ waxoon dañ koy wax mooy ñu ñëpp ànd nañu boycotté élection yooyu noonu bàyyi ko ak Macky Sall ndax du bëgg-bëgg askan wi te ku ne xam ne élection yooyu noonu 70% yi Macky Sall moo leen di nommé askan wi fol leen comme que nag am na si loo xamante ni ñun xam nañu ko kenn duñu si dugal kenn duñu si yóbbaale sa cëgg yu nga noonu bis boo ko defee bu ñëwee assemblée duñu wote bis bi te daan dugal loi pour tas ko kon je vous remercie maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah Yewwi Askan Wi Wallu et saluer aussi le peuple sénégalais et en particulier les honorables députés fraîchement élus sur les listes de Yewwi Askan Wi et de Wallu, mais aussi les autres députés de l'opposition. Je voudrais partager deux messages. Le premier sera fait en français pour les autres étrangers qui vivent parmi nous, mais également wax sénégalais yi que ku am loo doon laam-laamee ci responsabilité bii nga xam ne moom la opposition am ak dëgër bi nga xam ne ànd bi dëgër na ko tey boo gisee taabal bii sa xel war naa dal
parce que ñu bëree ngi doon wax gis ngeen ko ci médias yi ak waa pouvoir bi di ko wax waaye Yewwi Wallu tey la gën a dëgër tey la gën a xam fu mu jëm tey la gën a mesurer responsabilité am c'est historique mësul am moom la ñu indi opposition jël majorité dans un pays africain boo ko gisee li muy am du ma ne amul de waaye man mësuma koo gis fenn tey loolu la ñu indil askanu Sénégal coalition bu mel noonu dama bëgg ngeen gën a yokk seen yaakaar gën koo jàppale gën koo taxawu gën a ànd ak moom ba tax may bëgg a ñaan député yi nga xam ne fal nañu leen ci liste opposition ngeen comprendre le sens de l'histoire tey l'histoire est en marche Macky Sall mënu koo téye keneen mënu koo téye gannaaw yàlla képp ku yaakaar ni parce que Macky Sall ci loolu la yaakaar fi mu nekk génnee ay millions ak ay milliards di leen jënd di leen ger di joxe ay 4x4 di joxe ay xaalis di leen promettre bu leen ci perdre seen temps parce que non seulement bu ngeen ko jëlee itam du tax mu am effet mais di ngeen war seen askan te man gëm naa ni tey député yii falu xam nañu ni kii fi deseef lu dul fukki weer ak juróom benn parce que Macky Sall gën gaa bare ci réew mi fukki weer ak juróom benn moo ko fi dese waaye loolu yomb naa muñ boo ko jëlelee ay 50 millions ak yu ma xamul mu ger la ba nga retourné wu askan wi dëddu la say mbokk bàyyi la sa koñ bàyyi la li xale yi naan looy wax waa koñ ba loolu dina la dal te dans 16 mois Macky dem nga ànd ak moom daanu sa carrière jeex waaye àndal ak li nga xam ne mooy àll bi jebbi di jóg bul ànd ak guy gi daanu àndal ak àll bi jebbi te mooy wàllu Yewwi ñuy wax Macky Sall bu mu perdre temps askanu Sénégal bëggatul corruption bëggatul tappale ci politique indiqué na yoon wi Macky Sall mënul def lu dul jaar ci loolu bu bëggee jàmmam ak jàmm coalition ak jàmm ñi mu àndal ndax lépp lu mu jéem coalition Yewwi Wallu dina ko gàntal kon nag asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen sant. ñaanal mi ngi leen di bàyyi xel te mi ngi ak ñun ci combat bi au niveau de l'intercoalition Yewwi Wallu xam naa ni ci bés yi ñu génn dégg nañu sama prédécesseurs yi wax nañu ko dégg nañu ci plateau télé yi ñuy jéem a indi ay arguments mu nekk ce qu'on appelle les arguments de l'homme de paille bëgg gëmloo nit ñi ne intercoalition Yewwi Wallu amul wax ni ay leurre la waaye leurre boobu moo leen xaw a rey intercoalition Yewwi Wallu c'est une machine exceptionnelle. Il faut être un vrai politique, conscient des enjeux actuels, conscient de l'intérêt général pour mettre en place une telle machine. loolu nag ba léegi moo leen jaaxal jàppoon nañ ni comme l'avait si bien dit le président de la République, M. Macky Sall, en disant que l'opposition sera réduite. Il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et je pense maintenant, aujourd'hui, l'opposition a réduit le régime en place à sa plus simple expression. En 2017, Macky Sall avait 127 députés. En 2022, mi ngi rey boppam pour am 82 députés et en réalité ce sont des chiffres erronés. intercoalition bi te ñu bari tey jii bokk na ci ñi ëppoon tolof tey on a le plaisir d'avoir ensemble suñu anciens bagnards yi comme je les ai appelés ci suba muy l'honorable Abdou Bara Dolly, honorable Déthié, honorable Ahmed Aïdara et honorable Mame Diarra Fam. Et on a le plaisir de les accueillir ici ñoom ñi nga xam ne si avant ñuy falu ji dem nañu ndungu siin mais loolu nekkul dara lu woon rek loo xam ne si daf leen a doppee yokk seen activité muy lu bokk ci tolof yi nga xam ne si point de presse bi passé waxoon naa ko ci tolof yi nga xam ne si moo ñu gàllankoorloon ci élection yi ñu jublu woon te teewul peuple sénégalais génn jox ndam opposition
ñu am majorité comme ni ko suma collègue yi waxee léegi opposition boole am 83 députés alors que le président Macky et sa coalition ñi ngi am 82 députés. loolu kon ñu waxoon ni nekk na ndam bu rëy boo xam ne si président coalition bi mi ngi leen ciy félicité di félicité Sénégalais yëpp yi nga xam ne si itam ñu ci bari topp nañu geste bi mu def génn ñëw dem wote ji wane ni Sénégal ak nit dafay bëgg réewam ak at yu mu mën a toll. ñu wax ni kon opposition bi voix majorité boobu mu am victoire am boobu mu am daf ci am une conscience réelle dafa am confiance politique ak conscience politique ci victoire am boobu mu am n'a déplaise ak ñi nga xam ne si dañu doon rêver sur les plateaux de télévision qu'ils soient des journalistes ou pas ñi nga xam ne si sunu alchimie bi ak sunu tactique politique bi ñu tegoon ça dépassé leur entendement mënuñu woon fexe ba comprendre loolu mais les Sénégalais l'ont compris Sénégalais ñoom comprendre nañ ko gëmoon nañ ko wote nañ ko jox nañu victoire kon ku continuer di rêver naan victoire bi ñu am c'est encore des chimères rek nekkul wala gëmuñu ko yaa fa nekk incha allahu rabbi nous allons exercer cette victoire à l'Assemblée nationale en quoi faisant xanaa taxaw ci li nga xam ne si moo tax sénégalais yi faloon ñu wax ko mooy ñu taxaw ci jublu ci nan la ñuy organiser li ñu diggoon sénégalais yi mooy maanaam tàmbalee arrêter la dérive bépp loi bu nga xam ne si bu fa warul buñ fa defoon na te ñu war koo dindi ñu taxaw ci réforme yi ñu war a def pour dindi ko ak lépp lu nga xam ne si dañ ko faa war a ëndeeti loo xam ne si baaxul ci Sénégal ñu fexe ba mu bañ a am. loolu nag doo xaar ba yegg fa di ko def comme dëgg mën nañ ko HCCT bi ñëw ñu jigéen lii ci la ñuy jëkkee loolu moo tax intercoalition muy coalition wàllu coalition Yewwi yëpp ñu taxaw xool ko xam ni lii institution bu nga xam ne si du dara loo nga xam ne si rek ñu bari ñi nga xam ne si sax débauché woon nañ leen ci ñun ñi ki loolu lañ leen dig ñi nga xam ne si sax dañoo trahiroon opposition bi ñu dindi leen ci suñu liste yi maa ngi gis fan yi koo xam ne si suppléante la woon ci suñu liste Pikine ñu koy dugal ci biir réseau yi naan xool leen kii député bu bees la bu wàllu bu ñu jël yooyu yëpp c'est de intox la li ñuy dugal ci réseaux sociaux yi dee leen xool ñan ñoo ko ciy def ak fu mu jógee fan yi ñu ngi koy wax Pikine benn député ñaari député yu jigéen lañ fa am ñu ngi nii Mame Diarra ak l'autre député de Taxaw Fatou Gueye ñooñu lañ fa fal ñooñu nekkoon ci liste yi te falu nañu et reste dans nos rangs kooku ñuy tudd suppléante la woon te demoon na avant élection yi kon donc na ngeen xam ni les rangs de l'opposition amul benn député bu ci jógee ba tey képp ku ñu woo sax wax la naan la dañoo bëgg président recevoir la wala dara da nga ñuy woo yëgal nu ko xam nga ku nar a dem doo ko wax képp ku ñu woo ñun xam nañu ñëpp ñi leen woo ak ku leen woo kon boog di wax rek ni kon tey jii nii ñaaxante bi ci la ñu nekk pour wax ni député yi nga xam ne si fal nañ leen ku ci nekk xam nga la nga daj ba falu te xam nga itam li nga xam ne si moom la Sénégalais yi di xaar ci yow kon boog ñun amuñu tiit foofu ñi ngi wax rek ni incha allahu rabbi loolu moo tax ma egsi ci HCCT bi wax naa ni ñu bari ci ñi nga xam ne si sax jëloon nañ leen loolu lañ leen dig ndax li nga xam ne si 70% yi nga xam ne si chef de l'État moo ko war a nommé di wax ni ñun foofu institution budgétivore la bu nga xam ne si jariñul dara lu dul caser ay opposants débauchés ak clientèle politique loolu moo tax ñun ñu jàpp ni duñu ca bokk incha allahu rabbi ndax du loo xam ne d'accord nañ loolu nag ànd nañ ci ñun ñëpp ñu ngi koy xamal ñëpp lancé woon nañu processus yi ndax comme ñun lu gars yi ubbi rek dañuy melal ni ña nga ca mais ñëpp xam nañ ni am na loo xam ne si itam duñu jubul te duñ ca dugg kon boog loolu taxawal nañ ko di wax rek ni président Abdoulaye Wade président de notre coalition mi ngi ñuy ñaax ci bennoo mi ngi ñuy ñaax ci consolider suñu unité mi ngi ñuy ñaax ci téye suñu coalition bi ndax moom ku ko xam ni démocratie la gëm lii nga xam ne si dañoo xeex dem laaj ko Sénégalais yi ba wote joxuñu ko li mu war a jariñ dañ ko cee war a def mooy wote ay loi changer ay loi imprimer ci réew mi majorité boo xam ni day peser sur la marche du pays te loolu jox nañ ñu doole boobu nañ ko ci liggéey yi loolu moo tax kon mu ngi ñuy ñaax di ñaax intercoalition bi ñu gën a taxaw te ñu fas yéene jublu ci
installé ji suñu assemblée nationale te taxaw ci liggéey bi nga xam ne si moom la ñu sénégalais yi di xaare di wax ni loolu rek mooy li ñuy xaar te loolu rek mooy débat bi nga xam ne si am na solo di wax rek ni ñun ci suñu biir nag intercoalition bi ñi ngi waxtaan ñi ngi liggéey lépp lu nga xam ne si war nañ koo xalaat pour nan la ñuy demee assemblée nationale kon boog na ci seen xel dal xam ni jàmm moo fi am àndandoo ak mànkoo ak déggoo ak bokk ay xalaat ak lu ñuy waxtaane guddi ak bëccëg loolu laa ni woon rek laa ci yokk ci wax ji ndax xam ngeen ni bërki démb bi ñu dajee lu nekk lu bari wax nañ ko ci di wax rek ni ku doon yaakaar naan intercoalition nangam wala nangam loolu gis ngeen tey ji ni tey jii la ñu gën a ànd ensemble pour dem mate ji li nga xam ne si moom la réew mi teg ci sunu mbagg. Je voudrais donc saluer l'ensemble des journalistes et les Sénégalais qui nous suivent en ce moment.